صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سدد لساني نوير جناني سفي أماني وزل براي السلام عليكم samay xarit samay mbokk maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Alors c'est Aboubacar Diabaté, je suis délégué médical plus connu sous le nom de docteur Diabaté. Turu docteur bi nag jot naa ko expliquer par rapport ak traitement yu bëri yi may def ci askan bi ñu bëri di ci gis seeni njëriñ. Alors tey nag mbokk yi ñu bëggoon ñëw rek waxtaan ak askan bi waxtaan ak àddina bi ci thème boo xamante ni jàpp nañ ne lu am solo la ñu war ko waxtaanee muy diggante bi nga xamante ni moo am diggante suñuy agent de santé ak ñii di population bi. su ma nee agent de santé nag ñi nekk ci corps médical et paramédical ñëpp ci lañ bokk. alors léeg-léeg mbir dina am wax dëgg yàlla am ay manquement yu am ñu war ko signaler pour mën a jël ay mesures pour que vraiment yooyu bañati am. ñi may faral di suivre gis nañ ne li nga xamante ni moo xewoon ci hôpitalu Louga ba kii di Astu Soxna ñàkk bakkanam ñu koy masaw waa réew mi yëpp di ko jaal ay mbokkam jotoon naa ci def benn vidéo. wante te tout récemment li nga xamante ni moo xew ci hôpital bi nga xamante ni moo nekk Mame Abdou Aziz Sy ci Tivaouane ñu koy masaw baax baax xalif général bi Serigne Babacar Mansour di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi. alors boobu aussi amoon na benn télé bu ma invité woon, j'ai été l'invité de la rédaction ci journal télévisé bi ñu paree jot nañ ci joxe suñu xalaat pour rek dénoncer yenn manquement yi wante it pour ñu xam rek ne saa su ne jafe-jafe su amee rek il faut ñu xam ne am na ay mbir yoo xamante ni war nañ ko ci jël ay mesures yu ñu war a jël waaye nag derrière ñu bañ a généraliser derrière ñu bañ a jàpp rek ne yëpp ñëpp a yam. moo tax nag tey ñu bëgg a indi waxtaan bi nga xamante ni jàpp nañ ne c'est d'actualité et lu am solo la pour que diggante suñu agent de santé yi ak diggante population bi maanaam malade yi ñu xam ne ñoom ñaar kenn mënul dem bàyyi seen morom. alors léeg-léeg dina gis ay jafe-jafe yu am ci wàllu santé loolu moom dëgg la gu am loo xamante ni kenn mënu ko miin la ñenn ñi des fois ci yenn comportement yi moo tax maa ngi ciy ñaax sama mbokk yi agent de santé yi ñu gën ci bàyyi xel ñenn ñi parce que itam du ñëpp ñenn ñi itam di am jafe-jafe ci seen barabu liggéeyukaay. loolu waral nag tey mbokk yi ma bëggoon ñëw def benn partage def benn échange ndax yàlla dimbal nañu ba ñun ñëpp lañ fi nekkal askan bi malade yi wante it ñi nga xamante ni ñooy waa kër docteur samay naataango. yàlla dogal na léeg-léeg dina am ay médecins yoo xamante ni duñuy dund ay situations yu difficile yoo xamante ni daanaka duñ ko mën a expliquer nit ñi wala boo xëy ne nit ñi duñ ko sax yëg. fan yee ñu génn rek am na benn ICP boo xamante ni bëgguma tudd turam jot nañu échanger mu xamal ma ay mbir yu doy waar par rapport ak vraiment moom structure sanitaire bi mu nekk dëgg yàlla di fa liggéey avec des moyens très très difficiles avec des situations très difficiles ay kay motivation yoo xamante ni yu doy waar la teewul mu ngi def liggéeyam ni mu waree teewul léeg-léeg sax day am yenn jafe-jafe yi te du lépp la ñu mën a wax mais bi ñu ci échanger ma ne ko dinaa ci fexe ba def ci li nga xamante ni man mooy sama wareef. tout récemment aussi am na benn aide infirmier boo xamante ni jot nañu échanger ci ancien Croix-Rouge la bokk il est toujours même élément de la Croix-Rouge di def liggéey bu am solo bëgguma tudd turam. alors donc c'est un aide infirmier def liggéey bu am solo wàllu Covid bi mu jotee rek am na liggéey yu am solo yoo xamante ni def na ko bi ba ki nga xamante ni moom mooy monsieur le maire de la ville de Guédiawaye bokk na ci moom ñu ko njëkk assisté. alors moom it bi ñu échangé mu rafetlu initiative bi wante it di ñaan par rapport ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy tous les agents de santé que ce soit du corps médical ou paramédical ba ci sax les éléments de la Croix-Rouge ñu gën leen taxawu gën leen jàppale wante it gën leen motiver. Popenguine bi nga xamante ni rek weesu na ñu ci profité di nuyu suñu mbokku chrétien yi
alors élément Croix-Rouge yi nga xamante ni ñoom ñoo doon encadrer manifestants yi wala bokk ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem ca Popenguine amul benn motivation boo xamante ni jox nañ leen ko te ñoom it laajuñu ko pourquoi parce que maanaam luñ koy def de façon volontaire kon nag ñooñu dafay jaadu même suñu dajeek ñoom ci tali bi mooy nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy police ak gendarmerie di def liggéey bu am solo ci réew mi donc ñooñu suñu dajeek ñoom ci tali bi sax dafay jaadu dafay rafet wax dëgg yàlla ñu xam ne ñii c'est des agents de santé soit ñu ngi dem pour rawale bakken wala bokk ñu ngi nekk ci yoon boo xamante ni seen liggéey la kon ñoom it ñu war leen gën a jox seen yelleef gën leen jox seeni gëdd li tax nag tey may ñëw di waxtaan ak mbokk yi mooy léeg-léeg coow su amee nañ dégg wala boog mbir su amee moo xam ci hôpitaux yi moo xam donc yenn manquement yi su amee dinañ dégg coow lu bari di ci am léeg-léeg nag su dee ne dafa am loo xamante ni dafa dal ci benn agent de santé pratiquement du ñu dégg ñu bari di ci wax loolu waral nag tey ma jël sama initiative pour ñëw waxtaan ak askan wi xam ngeen ne tout récemment amoon na benn sage-femme bu ñu agressé ci maanaam benn région bu nekk ca Kolda benn village bu nekk ca Kolda sage-femme boobu ci biir liggéeykaayam lañ ko fekk agressé ko loolu tamit nekk benn loo xamante ni lu jaadu la lu ñuy ñaawlu la tout récemment aussi à Louga gis ngeen benn clinique boo xamante ni ki ko moom mu ngi tudd docteur Fall ci boppam ñu dugg biir clinique am cambriolé ko maanaam dajj ko pour di fa jéem a wut lu ñu am ci internet bi laa ko gisee man di nga gis sax oto boo xamante ni dafa am ay gang yu ci nekk loolu nekk ay mbir yoo xamante ni jekkul jaaduwul lu ñu war a dénoncer la tout récemment rek aussi barki Dembo Ndiaye suma jumul am na benn femme boo xamante ni dafa dugg ci banque au niveau de Mariste am benn saay-saay bu dugg ci otoom donc teg ko pistolet ba nar a jël oto bi may wax mbokk yi ne leen soxna soosu nga xamante ni tam moom la ñu def jëf ju doy waar jooju soxna soosu aussi personnel de santé la docteur la en radiologie nekk ci benn hôpital bu mag bu ñëpp xam alors li yëpp nag biñ ko xamee ñu ne amuñu droit quand même di dénoncer suñu defee manquement ci hôpitaux yi di dénoncer su dee ne am na ñenn ñoo xamante ni defuñu seen liggéey kon tey suñu demee ba gis ne am na ay fitna yoo xamante ni mu ngi dal ci ñii di waa kër docteur moo xam ñi nekk ci corps médical et paramédical dafay jaadu quand même nag ñu ñëw waxtaan askan wi def ci intervention am ci taxawaay bu mat sëkk may fàttali mbokk yi ne leen ñun mënuñoo ñàkk hôpital mënuñoo ñàkk dem seeti waa kër docteur parce que itam nit ki dina toll foo xamante ni ginnaaw yàlla docteur yi rek ñoom ngay yaakaar kon nag ñooñu mbokk yi war nañ fexe quand même ba def leen jox leen motivation taxawu leen pour que ñoom ci seen jëmm bopp ñu am wax dëgg yàlla li nga xamante ni moom la ñuy soxla moom la ñuy aajowoo pour que psychologiquement ñu mën a seen xel mën a dal ñu mën a am nag wax dëgg yàlla li nga xamante ni moom mooy seen teyu bakkan liggéey avec professionnalisme liggéey ak li nga xamante ni en fait moom mooy xel bu dal pour que vraiment ñu mën a am résultat yi nga xamante ni moom la askan bi di xalaat ci ñoom moom la nit ñi di xaar ci ñoom surtout ñi nga xamante ni ñoom ñooy patients yi may fàttali mbokk yi ne leen koor bu mu ci munti doon fu amee ñu saggan wala boog ñoo xamante ni am nañ maanaam défiance ci seen wàllu liggéey dina am ñoo xamante ni wax dëgg yàlla war nañ leen delloo njukkal nag gàcce ngaarama looloo waral am na benn association religieuse bu ma bokk mu tudd Siratu Nabawiya ajjuma bële passé rek yàlla dogal le 3 juin ñu ngi doon amal benn journée de consultation gratuite ca fee ci ñaari tali nga xamante ni médecins yi ñu bëri ñëwoon nañ fa ay infirmiers yu bëri ay sages-femmes ñu profité ci tey waxtaan bi di leen delloo njukkal ku ci mel ni le médecin chef colonel Aboubacry Thiam wax dëgg yàlla généraliste ñëwoon fa ku ci mel ni ki nga xamante ni moom mooy docteur Souleymane Diop vraiment donc doon def liggéey bu am solo ak
docteur bi nga xamante moom mooy docteur Ndong le cardiologue am na aussi dermatologue bu fa nekkoon muy madame Diokh docteur Diokh ak ki nga xamante ni moom mooy docteur Salem nekk ORL jóge woon ba Thiès ñëw wante it ki nga xamante ni moom mooy la pharmacienne di ki nga xamante ni moom mooy docteur Ndeye Gueye nga xamante ni daf ñu joxoon këram mettre ko à notre disposition wax dëgg yàlla am sax ay collègues am yoo xamante ni jàpp nañ keroog ci journée de consultation gratuite boobu avec non seulement des médicaments mais aussi avec de la liquidité pour que bis boobu mën a jaar ci yoon kon nag mbokk yi lii su dee ne am na dafay jaadu quand même ñu sant ñi nga xamante ni ñooy waa ko docteur delloo leen njukkal wante it fexe ba jafe-jafe su amee rek ñu xool naka la ñu mën a toogee pour xoolaat situation bi pour que vraiment motivation yi gën a am wante it ñi nga xamante ni aussi ñoo ngi askan wi ñu xam ne waa ko docteur wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu wante it duñ fee nekk ngir askan wi amul benn agent de santé boo xamante ni dina liggéey pour que après yenn ndog yi di ko dal loolu kenn ñaan ko yàlla wala sax muy def exprès maintenant am na nag ñenn ñoo xamante ni yenn yi ci wàllu comportement nit ki la ci wàllu éducation nit ki la du dëgg parce que souvent damay faral di wax ne malade mën nañ ko faj à 50% sax te joxagoo ko garab ci wàllu dalal gi ci wàllu accueil bi ci wàllu orientation bi ci wàllu wax dëgg yàlla ni nga koy toppatoowee loolu c'est très très important su ko defee parce que ki nga xamante ni dafa ñëw jaaxle kooku mënees na ko bañ a topp ci ay caprice am wala yu demee ni noonu loolu yëpp je pense que ne agent de santé yu bëri xam nañ ko maintenant corps bu mu ci mënti doon nag dina am ñoo xamante ni quelques-uns yoo xamante ni xëy na léeg-léeg ñu def naka suru noonu mais daal li ñu mën a wax rek mooy que ne nañu defaraat toogaay yi nañu xam ne ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñuy jàppalante te bépp manquement boo xamante ni am na wala bépp anomalie boo xam ne am na mais ñu teel ko recenser teel ci wax liñ ci war a wax pour que kilifa yi ci kaw nag mën a jël les mesures qu'il faut quand même et que bu ñu bàyyi rek ba jëye am wala benn mbir am donc ñuy doog a def ay enquêtes wala def des investigations donc li may proposer mooy nañu fexe rek ba suñ tooy ba mu yàgg ñu dem ci hôpitaux yi donc def benn état des lieux pour xool manquement yi fa am ci mbir bi ci hôpitaux yi ñu daal di koy teel a lijjanti teel ko traité gëm naa suñu defee noonu ba pare itam recruter parce que itam léeg-léeg su dee ne médecin bi daf fi nekk am 100 personnes yu koy xaar alors que moom rek moom moo am spécialité boobu nga xamante ni moom lay def loolu mbokk yi dafay nekk lu doy waar loo xamante ni amaana donc dina nekk loo xamante ni donc suñ ci waxtaanee jël les mesures qu'il faut état bi daf ci am part de responsabilité population bi daf ci am part de responsabilité ñun aussi nga xamante ni nous sommes dans le secteur ñu am ci part de responsabilité kon nag ku ci nekk rek responsabilité bi nga xamante ni moo la war soo ci defee ni nga ci war a def yàlla mën nañoo dimbali ñu daal di ci am taxawaay bu am solo kon nag ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm lii rek lañ bëggoon partage ak yéen jërë ngeen jëf ba beneen yoon mbokk yi merci